donc internet yi ñi ngi am mbégte teewaat fii ak yéen di waxtaan ak yéen ci li ñuy faral di am habitude di waxtaan ak yéen mu jëm ci wàllu santé alimentaire nag bi ñu ko waxee mooy wér-gi-yaram ci wàllu sunu lekk te foog naa ne wér-gi-yaram doon lu am solo. rubrique bi nag mu ngi tudd fagaru nag foog naa ne bëri na ñuy suivre sama page Facebook dinañuy gis may def intervention jëm ci wàllu santé alimentaire muy wàllu wér-gi-yaram. yàlla dafa def ñun suñu gëstu dafa dem ci wàllu lekk muy phytothérapeute wala tradipraticien di nuyu de passage fédération bi nga xam ne mooy fédération bi yëngu ci wàllu médecine traditionnelle au Sénégal nga xam ne professeur Gawsu Samb moo ko jiite teg ci ki nga xam ne mooy Ablaye Ndiir nekk secrétaire général di ko nuyu bu baax ak képp koo xam ne yaa ngi nekk ci fédération boobu. di wax ne nag waxtu wi ñu toll macha allah gis nañ ne feebar bi nga xam ne moom mooy paludisme dina def ay ravages yu bëree bëri. ñu ngi gëstu ci organisation mondiale de la santé buy artu bu baax a baax africains yi rawatina période bi nga xam ne bu ñu fi tolloo feebar bi dafay faral di ravager ci xayma presque 700 et quelques mille personnes wala sax 1 million wala 2 millions des fois dinañ ciy faral di am lor maanaam am ay lor maanaam ci génn àdduna te fekk paludisme moo ko def. kon organisation mondiale de la santé alerte na ne nit ñi nañ bàyyi xel ci feebar bi te période bi la gën a garaaw ndax dafa dajeeg feebar bi nga xam ne moom lañ tuddee coronavirus muy Covid 19 bi. te foog naa ne ministère de la santé joxe na li nga xam ne mooy lim bi am te lim bi gën a tiital nit ñi actuellement mooy cas communautaire yi nga xam ne dafay yokk lool tas ci réew mi. te loolu yëpp foog naa ne préveniroon nañ ko mais gravité bi mooy lan mooy feebar bi des na ba léegi ci réew mi. kon ñu ngi ñaax ñun en tant que ay tradipraticiens mais ay tant que aussi yàlla def ñuy conseiller ci wàllu santé alimentaire ñu wax nit ñi ne leen li ministère bi wax nañ ko topp. macha allah di nuyu de passage soxna Awa Mbaye bi nekk RFM ci waxtaan wu am solo bi mu doon wax ci tey ne dafa am solo nit ñi dañoo fàtte ne donte masque yi am na solo trop mais lavage des mains raxasu loxo yi dafa am solo lool te nit ñi dañ ko xaw a caaxaane raxas loxo yi parce que mooy feebar bi mooy di nga ko aar say njaboot. mooy boo dugg see sa kër da ngay dugg ci kër doo gis kenn fuñ teg vraiment li nga xam ne mooy lavoir maanaam li nga xam ne nit ki mun na ko raxasee loxoom. doo gis ñu teg gel dara duñ ko teg macha allah muy danger boo xam da ngay tiit yow mi nga xam ne yow da nga xam feebar bi ni xam ne gravité bi da ngay tiit parce que da ngay gis ne nit ñi dañoo bàyyi ndeku lool. da ngay dem boutique ba ñëw doo raxasu da ngay dem marché ba ñëw doo raxasu da ngay nuyonte nit doo raxasu yooyu yëpp mu doon ay gravité. da ngay dugg ci oto gis koo xam ne maskam ci sikkimam la koy buy wax day wàccee maskam wax ba pare buy tichool day wàccee maskam tichool yi ba pare doo ko continuer takk maskam wala bu gisul policier du takk masque. kon loolu vraiment c'est très grave te vraiment l'heure est tellement grave ba nga xam ne ñëpp ci tiit. boo xamee lan la feebar di def ak ni mu mën a yàggee Afrique ak ni mu mën a ravager da ngay tiit. kon nag suñu rubrique bi muy fagaru liñ leen di ñaax mooy ñu continuer di bañ a di jóg ci suñu yaram. suñu wàllu alimentation nag dafa am solo ci mbir mi ndax wax naa leen ci émission bi passé wala waxtaan bi passé njëriñu meññeef yi nga xam ne moom lañ leen di waxtaanee rawatina lem ñu waxoon leen njëriñu lem rawatina kénkiliba ñu wax leen njëriñu kénkiliba. wax naa leen lem ak kénkiliba di infuser kénkiliba di ko suukaree lem di ko naan gannaaw boo lekkee ba pare bokk na ci luy renforcer luy dimbale sa lekk. ndax alimentation bi léegi dafa faible maanaam dafa amatul doole pour mun a protéger nit moo tax nit ñi bu feebar duggee ci ñoom rek mun leen a lor. kon conseil nañ leen di leen infuser nag mooy tàngal ndox ba mu tàng def ko ci bàyyi ko lu mot 5 minutes nga xent ko def ci miel lem naan ko ginnaaw boo lekkee pare. lem nag kudd bu ndaw baax na ci. bu dee infusion bi kaasu ndékkikaay baax na ci. bu dee xayma xobu kénkiliba bi 3 xob ba 5 xob doy na ci. bu dee infusion benn nit nañ ci bàyyi xel bu baax a baax parce que kénkiliba naa leen dafa am ay principes actifs yoo xam ne vraiment boo koy jëfandikoo dina la dimbale ci renforcement jëmm ji. dina renforcer foie bi nga xam ne mooy organe défensif bi. foie dafa doon lu am solo te ñu bëri dañuy fàtte ne c'est l'organisme qui se défend lui-même maanaam cër yi ñooy défendre seen bopp. dañ naan la jox ma lu ma bëgg ma defar la li nga bëgg mooy défendre seen bopp mais du garab yi ñooy défendre cër yi dañu soxla nga jox leen lu méngoog li ñu soxla. ñoom ñu nekk dans la phase défensive mooy ñu protéger jëmm ji
mooy vitamines yi mooy minéraux yi mooy aussi lépp loo xam ne yaram bi soxla na ko ci wàllu système défensif. kon nit ñi dañ bàyyi xel ci alimentation bi xool lu baax lu ñuy lekk xool aussi seen alimentation ni mu gën a naturel gën a am solo. tey ñu waxtaan ci mbiru laaj nag li tax ñu ciy waxtaan dafa doon meññeef boo xam ne dafa am lu tubaab tuddee c'est un antibiotique très puissant, c'est un antioxydant très puissant, aussi c'est un anti aussi inflammatoire très puissante. kon laaj dafa am solo ñu ciy defar ay xeetu garab yoo xam ne dañ koy defar bëri na ay mélange yu may defar yoo xam ne à base de gingembre lay doon day ànd ak laaj, à base de clou de girofle maanaam xorompole day ànd ak laaj, à base de yeneen meññeef ay lem day ànd ak laaj, muy ay meññeef yoo garab yoo xam ne dañ koy defar ci période bi ñu toll pour lan la pour renforcer jëmmu doomi aadama bi, pour prévoir fagaru ci xeetu feebar yi nga xam ne moo xam ndax paludisme la moo xam ndax grippe la moo xam ndax yeneen feebar yoo xam ne constipation la, hémorroïde moo xam ndoxu siti la moo xam ndax faiblesse sexuelle la moo xam ndax problème de règle la moo xam ndax problème d'infection la moo xam ndax tension la moo xam ndax diabète la, mais ay meññeef yoo xam ne ñu ngi koy defar ci à base alimentaire ngir renforcement jëmmu doomi aadama. am na benn garab boo xam ne ci plante lañ ko defaree ñu ngi ko tuddee fagaru boobu nag lan lañ ko tax a jóg mooy pour ñu prévoir baare feebaru siburu ak grippe ak yenn feebar yi nga xam ne dafay nekk ci nawet bi incha allah rek pour que nit ki bu mu ko dal. parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne bul xaar ba nit ki feebar nga yëkkati garab jox ko baax na macha allah dina ko faj, mais fexe ba mu bañ a feebar moo gën. mooy feebar bii ñu nekk nii muy coronavirus bi, fexe ba du dugg te pour que baare ko mooy baare la route li nga xam ne mooy feebar yu sew yi nga xam ne mooy paludisme, mooy bronchite, mooy tuberculose, mooy pneumonie, mooy aussi rhume chronique, sojju chronique yi, mooy les maladies du feebaru maanaam yëpp feebar yoo xam ne mi ngi ci réew mi nga mun ko baare la route ba du dugg sa yaram. les maladies chroniques yi nga xam ne boo ko amee la plupart bu fekkee feebar bi da lay gën a lor mooy tension mooy diabète yooyu yëpp dañ koy traité incha allah dafa leen traitement boo xam ne ñu ngi lancé un appel que vidéo bi boo gisee ñu gën ci insister mooy la prévention. pare nañ sax pour déplacer wu def des tournées au niveau du Sénégal. am nañ garab macha allah boo xam ne composé nañ ko ci composition naturelle boo xam ne képp koo xam ne yaa ngi koy jëfandikoo yàlla dina la musal ci feebar yi nga xam ne moom lañ leen di wax muy feebaru nawet bi nga xam ne yëpp xam nañ ne grippe la ak paludisme, wala ci yenn côté yi choléra la wala ay constipation wala ay hémorroïdes yu demee noonu, mais ci wàllu tension ak wàllu diabète nga xam ne day ravager feebar bi nga xam ne moom la ñu ragal du bu fekkee sa yaram fekk ne am na ndëgërlaay mooy am na lu fa nekk lu dëgër sa yaram du la laal. moom la tubaab naan système immunitaire, mooy sa système immunitaire bu fekkee mu défensif mu dëgër yàlla mun na la musal bu baax a baax ba nga mucc. te nag il faut qu'on soit vraiment ñu waxtaan ci waxu dëgg gi mooy xam nañ ne Afrique am nañ potentialité pour résister à cette maladie, mais problème bi mooy yàggaay bi Afrique mooy amuñu caractère dàq feebar bi. ndax Afrique moo mel noonu du ñu prévenir du ñu fagaru mais dañuy faju. kon nag am nañ jumtukaay yoo xam ne mun nañ ko def pour mun a aar feebar bi ci côté kër docteur, mais aar ko ci côté alimentation mooy renforcer suñu système immunitaire suñu lekk gi. après bu ñu lekkee par lañ war a naan ndax xam nañ ne lekk gi li ëpp lu ñuy togg la, mais yan mbir la ñu war di naan pour renforcer dimbale lekk gi pour mu gën a am doole, pour dimbale organisme bi ko ñu gën a am doole ba lu dugg ci biir yaram bi maanaam mbir mi yaram bi dàq ko mu génn. kon foofu lañ toll mooy que yi ñu leen di wax yëpp ci wàllu garab macha allah damay wax ne feebar bi comme kenn, parce que feebar pour nga mun a xam ndax mën nga ko faj day fekk nga xam feebar bi nan lay évoluer. feebar bi stable gul, mutation ni muy développé ni muy soppeekoo ci ay goxaan ni muy soppeekoo nit ñi maîtriser guñ ko. loolu tax feebar bi pour mun ko téye ba utal ko benn vaccin wala utal ko benn genre garab yombul. li yomb mooy aar ko, maanaam prévenir, maanaam fagaru. loolu mooy yomb te fagaru bi kat phase bu njëkk bi mooy takk masque, ndax feebar bi ci gémmiñ lay jógee dugg ci biir bakkan wala dugg ci bët. kon aar ko moo ëpp solo masque. benn bi des mooy raxasu, parce que feebar bi comme genre ni ko borom xam-xam yi waxee day def comme tache d'huile, comme tache graisse. kon bu dekkee sa loxo loolu tax muy mun a yàgg sa biir say loxo. kon li ci am solo mooy raxasu lu am alcoolique wala raxasu lu am saabu
wala lu am eau de javel ba sa loxo set. kon benn mooy benn bi ñaareel bi mooy renforcer sa système immunitaire maanaam sa jëmm ji lan nga ci lekk ba sa yaram mun a tax bu feebar yi nekk yu nga xam ne tubaab tuddee les maladies chroniques muy tension mun a normal muy sa diabète mun a normal muy sa cardiaque mun a normal parce que c'est pas forcé que nit ki am nga tension am nga diabète rek feebar bu ñëwee da laa war a fël déedéet day fekk ne tension ak diabète ak signe la bu wane ne sa jëmm ji normalul avertissement la bu wane ne sa jëmm ji normalul yow tu n'es pas régulier sa yaram dafa normalul dafa équilibré wul sa lekk normalul sa nelaw normalul sooy dem gannaaw kër normalul sa deret nu muy circuler sa yaram normalul kon sa jëmm yow normalul kon ñàkk normal boobu moo tax bu fekkee feebar bu dugg si daf lay lor kon looluy gravité bi kon yow mi am tension am diabète bul toog ne naa mooy rek naa xool nan laay def pour renforcer sama yaram ba nga xam ne sama jëmm dina normal sama diabète dina normal sama tension dina normal ba maar day taali feebar bi même bu dee lu lay romb la yàlla na doon mais même bu dee loo xam ne lu la traversé la yàlla mun la ci mucculoo kon loolu tax ñuy gën di insister ci nit ñi ñu ne fagaru bi moo am solo fagaru bi nag ci phase yu bëri la phase protection masque geste barrière la mais phase beneen phase alimentaire la kon nag moo tax suñ plante yi garab yëpp ñu def ko ci ay plantes naturelles yoo xam ne bi nga xam ne pour fagaru nag lu ko tax a jóg mooy boo koy jël dina la traiter ku am grippe da koy traiter ku am tension da koy traiter ku am diabète da koy traiter ku am des maladies pulmonaires problème xëtër di sëqat wala di fatt wala tache wala moo xam ndax sinusite la wala moo xam ndax asthme la mun na la dimbale ba nga xam ne dina jàppale sa yaram ki nga xam ne aussi dafay fagaru ci yeneen xeeti feebar mun na la muccloo am na yeneen yoo xam ne ay compléments alimentaires lañ moo xam naa leen ñu ngi koy defaree ci jinjeer wala ci xorom polle wala ci jar wala ci petit cola wala ci nebedaay wala ci lem wala ci laaj yooyu ay xeetu meññeef la yoo xam ne ñi ngi fi incha allah pour mun ci renforcer nit ñi damay wax ne feebar bi encore une fois man de bokk gëstukat laa ci wàllu ñam ci wàllu lekk mais mënuma faj feebar bi sincèrement mënuma ko faj je parle de sama diggante ak sama borom mais am na loo xam ne ci wàllu meññeef yoo xam ne boo koy jëfandikoo mun na la aar ba yàlla musal la ci kaw nga commencé ci geste barrière yi benn ñaareel bi ngay raxas sa loxo ñetteel bi ngay jëfandikoo loo xam ne si sa yaram dina mun a aar feebar dugg si yow ba rawatina nag muy paludisme bi dañ ci bàyyi xel te naa la garab fagaru boobu ma defar incha allah muy plante naturelle li ko tax a jóg mooy baare la ba sibiru du dugg sa biir yaram ba grippe du dugg sa yaram wala ba tension bi mun a normal ba diabète bi mun a normal ba cardiaque bi mun a normal nga mun a mucc ci xeeti feebar yooyu kon nag encore une fois dañuy insister pour wan la ne garab amagu fi feebar bi amul benn tubaab bu la wax ni mun naa am garabam comme ni ko sëñ Mbay si comme ni ñu ko waxee sëñ Babacar si waxee ibnu sëñ Mansour waxee macha allah ne carrément lii amul garab kon lu yàlla wàccee la te loo xam ne incha allahu rabbi yàlla moo ko fiy jëlee ci kaw nit ñi aussi sabab lu te góorgóorlu kon sabab bi dafa am solo yàlla nag nee na wàccewu ma benn feebar boo xam ne njëkkuma wàccee garabam ba pare kon garab bi mi ngi dépendre ci système mu immunitaire doomi aadama bi système défensif yi doomi aadama nit ki foog mu am confiance ci boppam mais am confiance ci boppam moo am confiance ci alimentation te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne yàlla nee na sàkku bu ma sàkkee doomi aadama ginnaaw ma sàkk ko dama ko sàkkal ab jumtukaayam muy lekkal lekk googu nag si la lépp antu parce que yi ñuy wax yëpp ci wàllu plante jëm ci wàllu lekk yi ñuy lekk direct ak loo xam dañ koy transformer jëfandikoo ko yëpp c'est naturel kon nag il faut que ñu bàyyi xel ci loolu xam ne wér gi daa dépendre ci fagaru gi dafa dépendre ci jëg seen kontilay kàttan góorgóorlu ba yàlla mun ñu defal tawféex kon seen mbokk Madiodio Diagne phytothérapeute la tradipraticien doon conseiller en santé alimentaire moo fi ñëwoon di waxtaan ak yéen ci seen wàllu wér-gi-yaram numéro bi ngeen ñu jotee nag mooy 77 778 02 00 77 778 02 00 mooy numéro bi nga xam ne moom ngeen di mën a jotee conseil boo leen soxla rek incha allah boo leen ci wootee ñu wax leen ko garab yoo leen soxla aussi boo leen ci wootee ñu wax leen ko ñi nekk ci réew mi mun nañ ko jot ñi ne bitim réew mun nañ leen ko yónnee incha allah ñi ne ci Ndakaaru wala nekk Sénégal fu ñu mën a ne mun nañ ko jot incha allah ci numéro WhatsApp bi mooy 77 778 02 00 77 778 02 00 di wax ne incha allah pare nañ pour def benn tournée au niveau Sénégal incha allah
waxtaan ak nit ñi ñaax leen aussi conseiller leen aussi ci koo xam ne mi ngi ak tension mi ngi ak diabète wala yeneen feebar yoo xam ne moo xam hépatique la moo xam lu mun a doon incha allah bu ñu wooyee ñu conseillé ko xelal na la parce que feebar damay faral di wax ne boo xamul feebar bi munoo ko daw ndax dafa bëri ñoo xam ne xamuñ feebar mais daw ko du yomb kon nañ bàyyi xel ci loolu mooy muytu mooy daw mooy prévention dina am solo kon ñu ngi leen nuyu di leen sant di leen gërëm ba salaam.